ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéenay suivre chaîne bi di xalaat ñuy wéy di amal suñu présentation candidat yi nga xam ne déclaré wu nañ pour présenter wu ci présidentielle yu 2019 ci fii ci Sénégal tey nag ñuy wax ci Bougane Gueye Dany di président mouvement Gëm Sa Bopp. Bougane Gueye Dany mi ngi juddu en 1977 mi ngi juddoo nag ci famille boo xamante ni nii daanaka amuñu woon doole lool mi ngi juddoo fële ca Saint-Louis mais Bougane mi ngi cosaanoo Mauritanie maanaam ay maamam Mauritanie la ñu soqeekoo ci wàllum yar nag mën nañ ni maamam bu jigéen moo ko yar maamam bu jigéen bu tudd Alima Diakhaté ñu ngi dëkkoon fi nga xam ni mooy Ruku-Jine di benn quartier bu nekkee bët gànnaaru Saint-Louis ci ndawam nag Bougane def na li nga xamante ni mooy football bëggoon na ko lool joué na sax nawetaan ci ASC buñ naan Croix-Rouge jàng na tamit école primaire sax mi ngi ko bokkaloon ak ancien international sénégalais bii di El Hadji Seydou Diouf en 1997 Bougane am diplôme am ci wàllu bâtiment waaye yéeneem yëpp moo nekkoon def journalisme parce que dafa bëggoon wàllum journalisme après mu dugg ci métier boobu noonu ci ay débutam nag def na rajo bi nga xam ni mooy Teranga FM mooy rajo bi Golbert Diagne yor ki ko fa yóbbu woon di Ben Makhtar Diop moo ko fa yóbbu woon te jamono yooyu noonu Bougane li mu amoon ci salaire sax matul 50 000 maanaam débutam yombul woon. ñu teg ci quelque temps nag Bougane décidé dem fi nga xam ne mooy États-Unis pour yokk xam-xamam rawatina journalisme rajo mais ci séjouram États-Unis jàngee na benn école bu ñuy tuddee American Communication Center moom moo doon fay ay jàngam parce que da doon def ay liggéey yu ndaw li mu doon am ci liggéey boobu la doon fayee jàngam ba période 2000 mu arrêté li nga xam ne mooy études yi parce que mënul woon continuer di fay parce que lam doon fay dafa cher ci noonu Bougane def na foofu aux États-Unis rajo bi naan African Time ak beneen rajo bi naan WIP benn rajo bu nekk New York. après loolu lépp Bougane décidé ñibbi si Sénégal parce que jàpp na ni effort yi mu def foofu ak li mu daj foofu yëpp bu ko defee fii ci Sénégal mën na fi tekki am li nga xamante ni bëgg na ko bi mu ñibbisee Sénégal nag jaar na ci groupe de presse bu mel ni Walfadjri Sud Communication ak Futur Média mais ci période 2003 la commencé monter li nga xamante ni nii mooy yëfi boppam maanaam démarrer business am créé première entreprise am tuddee ko D'accord di signifie Dakar Consulting and Research benn agence la boo xamante ni day yëngu ci wàllu marketing ak communication avant mu koy créé nag amoon na ndigalu ak ñaanu ki nga xam ni mooy dem si yàlla na yàlla yokk leeram Serigne Mbacké Soxna Lo Serigne bi ñaanal ko dimbali ko tamit ci wàllu koom agence boobu noonu mu créé woon muy D'accord may ko mu gagné marché yu bëri mais tamit am ci xaalis boo xamante ni moo ko may ibbi Zik FM en 2008 àndoon ceeg Madiambal Diagne parce que bi muy créé Zik FM Bougane def ci amoon 50% Madiambal Diagne am ci 50% quelque temps après Bougane lancé Sen TV ak journal bii di Tribune léegi nag mu nekk benn groupe de presse bu mag ñëpp xam ko muy D-Média groupe de presse bi di dem di def ay performance imposé wu fii ci Sénégal Bougane créé waat beneen entreprise boo xam ne day yëngu ci wàllum transfert d'argent maanaam envoyé xaalis muy Joni mi ngi ko créé en 2013 Joni moo jur mobile money bi di vite fait ak yeneen service comme carte gab yeeg yooyu tey plateforme de transfert d'argent yooyu ñu ngi koy utiliser ci espace UEMOA dëkk yu bëri ci Afrique di ko utiliser en 2015 Bougane lancé wu ci li nga xamante ni mooy grande distribution ànd ceeg entreprise bii di Tradex Africa doon collaborer ak ñoom ak entreprise yooyu yëpp Bougane yor nag li ñu tuddee holding maanaam benn kër gu ëmb ay entreprise yu bëri ñu tuddee ko Bouygues Corporation entreprise bi am lu toll ci 700 emplois maanaam juróom-ñaar téeméeri emploi yoo xam ni ay emploi direct la ak 15 000 emplois indirect maanaam fukk ak juróomi junni liggéey yoo xamante ne nii entreprise mi créé nañ ko loolu lépp ci budget bu 400 milliards maanaam ñeenti téeméeri milliards. loolu nag daf ñuy permettre ñu ñëw ci alalu Bougane bi parce que ñu bëri ñu ngi koy wax naan ni mu amee alal bi dafa gaaw ñu bëri ñu ngi jiixi jaaxa ci anam gi mu ko amee waaye li ñu mën a xamal nit ñi rek mooy que ni Bougane bi mu créé D'accord yàlla daf ci def barke mu gagné ci xaalis bu bëri avec publicité yi mu doon def parce que agence bi ci wàllu publicité communication marketing la doon def te domaine yooyu dafa nekk domaine yoo xamante ne ni dafa am xaalis lool bu fekkee ni am nga ay clients yu baax di collaborer ak ay entreprises yu am xaalis ci diir bu gàtt mën nga ci nekk millionnaire wala milliardaire. te aussi Bougane bi muy créé D'accord agence de communication boobu dafa am yeneen agence de communication yoo xamante ni bitim réew lañ jógee nekk fii Sénégal mën nañ citer ay Caractère ak ay yeneen agence de communication yi nga xam ni dañ daan appliquer ay prix yu cher yoo xamante ne nii c'est pas accessible à toutes les entreprises ci wàllum communication léegi Bougane moom bi mu ñëwee dafa apporter différence maanaam wàññi prix yi mais di proposer même qualité bi moo xam ci wàllu image moo xam ci wàllu réalisation moo xam ci wàllu marketing loolu permettre ko mu gagner ay marché yu bëri looloo taxoon mu liggéey ak Nokia Western Union Ecobank Elton Sea Plaza Colgate Palmolive
ak ay entreprises yu bëri jamono jooju sax décroché nag contrat ak compagnie aérienne bi di Emirates moo gagné woon seen contrat de communication fii ci Sénégal Gambie Mali ak Guinée jamono yooyu mi ngi amoon fanweeri at ak ñeent 34 ans marché boobu tamit permettre woon ko mu gagné ay centaines de millions ay téeméeri millions yu bëri mu gagné ko à travers contrat boobu mu signé woon ak compagnie boobu noonu di Emirates agence am moo doon def publicité entreprise yooyu di defar seen affiche ak seen affaire yu image looloo tax mu gagné xaalis bu bëri am na tamit élection campagne de communication yu candidat yu bëri moom moo ko géré woon seen affiche de communication yeeg ci mbedd yeeg yi yëpp moom moo ko géré woon loolu aussi apporté ko xaalis donc xaalis boobu noonu mu dajale ci marché yi mu gagné woon ak contrat yi looloo ko tax mu investir ci yeneen secteur parce que Bougane li mu daan def mooy bu gagné xaalis day jël xaalis bi investir ko ci yeneen entreprise looloo tax tey mu nekk milliardaire donc du ay luxus du trafic du jaay dorog juste que stratégie la boo xamante ni ànd na ci ay borom xam-xam mu réussir loolu sax dinañu tax ñu dem ci li nga xam ne mooy qualité nit ki en tant que tel lu ñu mën a wax rek mooy nit ku gëm boppam la bu ñu sukkandikoo ci jaar-jaar bi nga xamante ni am na ko comme d'ailleurs mouvement bi ni mu tudd muy gëm sa bopp bi muy door amul dara mais xeex na ba doon li mu doon tey sàccul xaalisu réew mi jaayul drogue du franc-maçon lépp lu mu am mun nañ ko nangul moo ko liggéeyal boppam li ci nit ñi nag war a jàngatee mooy nit ki mun nga nekk ci réew liggéey fa def fa sa xaalis tekkee fa du Bougane kese am na yeneen exemple ku ci mel ni Serigne Boub Cheikh Amar Bokar Samba Dièye Babacar Ngom ba Sedima ay nit yu bëri yoo xamante ni nii amuñu diplôme yu kawe mais teewul ñi tekki nañ ci seen àdduna te ñu ciy jëriñ ay nit yi seen liggéey beneen qualité Bougane mooy aussi nit ku engagé la boo xool bi mu nekkee Walf bi mu gisee ni condition travailleurs yi jaarul yoon dafa décidé créer benn syndicat moom ak ñoom Antoine Diouf Alassane Samba Diop ak ay yeneen journaliste te moom sax moo nekkoon secrétaire général bi loolu sax moo taxoon Sidi Lamine dàq ko après bi ñu ko dàqee ci la demee Sud FM laataa muy dem fële na la nga xam ne mooy RFM ci wàllum social aussi nit la koo xamante ni mi ngi def ay activités sociales biñ ko gënoon ràññee mooy en 2012 bi fi inondation yu métti bi amee mu lancé benn campagne de collecte de fonds ba dajale ci lu toll ci 500 millions yoo xam ne nit ñee ko cotiser ak moom xaalisu bi mu ci dolli ñu jox ko état bi ak dimbalee ko yenn sinistré yi nga xamante ni inondation yi laaloon na leen mu ànd ceeg fondation bii di Seen Action parce que Bougane am na benn fondation Seen Action boo xam ni li ko tax a jóg mooy di intervenir ci wàllum social. ñëw nag ci li nga xamante ni mooy critique yi ku xam Bougane xam que ni nit koo xam ni la am na caractère bu métti maanaam nit kuy gaaw a mer la et parfois même du mën a maîtriser li nga xamante ni mooy meram et yaakaar naa nit ku war a jiite réew aussi war nga mën a di am maîtrise ci sa bopp di mën a tolérer di jëlale lu ko mooy rek ci ay fayantoo ngay dëkk booy xool loolu taxoon na ci li tax ñu dàq ko RFM parce que RFM dañ ko fa dàq parce que dafa jote woon benn collègue am bu jigéen foofu noonu bu dóor ko duñu wax nag tur ki jigéen ki mu dóoroon sàng ko sutura mais loolu bokkoon na te li taxoon ñu dàq ko RFM même ci biir entreprise am day am ak jafe-jafe yenn liggéeykatam yi problème bi ci gën a siiw mooy bi mu amoon ak animateur u rap boobu di Coco Jean ñu amoon problème ba naroon sax xeex après animateur bi ci la jëlee ay bagaasam dem yoonam bàyyi ñu ñëw nag ci gestion même entreprise yi nga xam ne moom lay gérer liñ ci mën a wax mooy Bougane nekkin bi mu nekk ak ay employés am lu jar a seetaat la te loolu je pense que rôle état bi la ku fàttaliku at bi weesu amoon na problème ak ay journalistes lu tax parce que journalistes yooyu noonu ay jeunes journalistes la yoo xam ne dañu bëggoon créer benn syndicat ci biir entreprise bi mu nekk loo xam ne droit la entreprise bu ci nekk say employé am possibilité créer syndicat booy lu logique Bougane bañ ne duñ ko fa créer mu jaay leen doole xas leen saaga leen dàq leen ci ñoo xamante ni ay ndaw la yoo xam ne ay famille yu bëri dañuy yaakaar si ñoom mu nekk loo xam ne newlu woon cëram ndax Bougane bu fàttaliku woon démbam du def jëf ju ni mel parce que jëf yu ni mel moo taxoon ñu dàq ko Walf dafa bëggoon créer syndicat si di la dàq ko donc waroon na fàttaliku ci situation bi nga xam ne dundoon na ko ba tax ñu dàq ko léegi ci la ko jeunes yooyu porté plainte biñ ko porté plainte yóbbu ko justice teg ko ay daan jeunes yooyu kenn ki mi ngi tudd Abraham Paul Pouy keneen ki mi ngi tudd Papa Amadou Sy yoon teg ko ay daan mu fay leen ku ci nekk 2 millions ak ay indemnités yoo xam ne war na leen ko fay léegi nag question bi ñuy laaj mooy est-ce que ki nga xamante ni nii day dàq ay ndaw ay liggéeykat ndax lan dañu bëgg a monter syndicat kooku tey est-ce que bu yoree réew mi dina accepter ku def manifestation wala ku taxaw kaas est-ce que sax du na ba nekk dictateur loolu ab laaj bu ñu samp la dañuy des ba léegi ci façon bu Bougane di gérer li nga xam ne mooy entreprise am parce que nit ku taxaw ne day laaj réew mi nañu xool moom naka lay doxalee ba taxaw am yéene ni day laaj réew mi moom mooy kan d'abord li mu yor naka la koy gérer li ñu mën a nemmeeku ci biir entreprise am mooy noot ak xoñoñal li nga xam ne mooy ay liggéeykatam di leen chantage dem sax ba
ñàkk leen fay. d'après information yi ñu jot ñu ci bëri ci ñuy liggéey ci nga xam ne mooy entreprise Bougane yi dañuy toog ba le 13 duñu jot seen salaire te am na ci ñoo xam ne sax buñ ko jotee du mat ñu sampaat laaj est-ce que tey kuy toog doo fay say salarié wala boo leen di fay sax day manqué est-ce que kooku suba di nga fay ay jàngalekat di nga fay ay médecins di nga fay bourse étudiant te leneen li ci gën a garaaw ñenn ci ay liggéeykat yi da leen di fay jaarale ko ci joni joni te même bu leen di fay seen salaire ci joni joni dañ ciy génneewaale frais yi nga xamante ne nii moom la war a àndal ci seen salaire ay liggéeykat la yoo xamante ni amuñu bulletin de salaire mu nekk loo xam ne lu garaaw la te boo feebaree wala nga absenté ñëpp xam nañ Sénégal ni mu demee da ngay am xew da ngay am ay gàllankoor boo feebaree wala am beneen gàllankoor sa salaire dañ koy coupé lijjantiwul wér-gu-yaramu ñi nga xam ne ñoo koy liggéeyal intérêt boppam kese lay xool direction des ressources humaines maanaam direction bi war a caytu li nga xam ne mooy liggéeykat yi mi ngi ko dénk ñaareelu jabaru rakam koo xamante ni amul benn qualification amul professionnalisme lépp lu muy def mooy wëy ci waawu Bougane lépp lu ko Bougane sant mu def ko te ci condition difficile yooyu liggéeykat yi nekkee ku ci démissionné ku ci dof-doflu ba démissionné Bougane da la yóbbu ci yoon confisquer sa salaire teg ci sa ndodd ay sommation récemment dal na Adja Biteye ak ñaari journalistes yi di Mamadou Awa Ndiaye ak Mamadou Biteye condition yi nekkee dafa métti ñu démissionné bëgg a changer média Bougane yóbbu leen ci yoon yii ñuy wax ni yëpp nag lu ñu inventé bi ñu décidé ni dañuy présenter candidat yi dañu jot ay ñaxtu jugee ci ñuy liggéeyee foofu noonu ne kii taxaw tey naan day laaj réew mi expliqué naka la ñuy dundee ak moom ci seen biir kër yooyu noonu ay nit la yoo xam ne ci galère la ñuy dund taxaw di ko muñ parce que dëkk bi amul liggéey tey mun nañ ni Bougane ci li ko gën a yokku alal mooy exploitation maanaam jëfandikoo bu jaaru yoon bi muy def ci li nga xam ne nii mooy ñi koy liggéeyal parce que ndax lan dëkk bi amul liggéey dafa bëri chômeur ku ci ne yaa ngi xalaat boo génnee dem doo am ci loo jàpp parce que soutien de famille nga maanaam genre njaameel lay nekk mbuumu njaameel bu bees boo xamante ne ni kenn mënu ko naatable moo tax état bi di war na di vérifier ci entreprise privée yi naka la fa travailleur di nekkee parce que du entreprise bu Bougane kese bëri na ay entreprise yu exploité ay sénégalais ay ndawu sénégalais yoo xam ne sàcc ñu fenañu liggéey kese la ñu bëgg mais ay nit ñoo leen di exploité di gën a am alal ñoom ñuy gën a dee et même ci côté recrutement bi Bougane ci boppam mooy def casting yi te du benn dañ ko tudd ci ay promotion canapé maanaam chantage ay xale yu jigéen lu yàggul dara dégg nañ fi problème bi fi am ak benn ci ay animatrice am ñu ne daf ko tooñ maanaam daf ko ëmbal nañ ma baal ci wax ji ba léegi indiw ci ay toon kenn rek a ci wax muy Iran Ndaw bi ci wax te Iran lu mu wax nee na takku suuf la Iran Ndaw loolu la wax nee na takk bi am na waaye takku suuf la woon donc Iran Ndaw moom waroon na sax rus di wax loolu parce que tey ku yor ñaari jabar doy la ñu ne déet waaye ngeen ne da ngay takku suuf nee nañ takku suuf la ñi ne leen daf ko tooñ ba pare soo ko takk yow nga ñëw di confirmer loolu moom waroon na rus di wax loolu en tant que nitu diine loolu aussi di wane irresponsabilité nit ki parce que nit bu demee bay takku suuf wala di tooñ doomu jàmbur xamuñu ci ban la ci moom moo war a leeral te nee na du ci wax kooku tey dinañ tuute ci capacité responsabilité moom donc lii lépp moo tax ñuy laaj est-ce que nit ki pare na pour jiite Sénégal d'après lu ñu parcourir ci li nga xamante nii ci côté dundam bu weesoo parcours am ak qualité am yëpp li nga xam ne moom lay dundee ak ay liggéeykatam li nga xam ne moom lay dundee ci vie privée digganteem ak xale yu jigéen yi est-ce que kooku tey pare na pour jiite Sénégal est-ce que réellement moom bëgg na nekk sax président est-ce que présenté wul pour protéger li nga xam ne mooy ay entreprise am comme d'ailleurs Youssou Ndour ni nga ko defee parce que Youssou Ndour dugg na ci état mais ñëpp xam nañ ni li ko lal mooy protéger li nga xamante ni mooy ay intérêt donc est-ce que Bougane pare na pour nekk président du Sénégal donc tontu bi yéen lañ koy bàyyil ñu leen di jox di daje beneen yoon jërë ngeen jëf.